adduna dafa doy waar moo tax ma ne yàlla rek boo xam tey ma ñëw tey jàkkaarloo yow tey di waxtaan ak yow di gisante yow di déggante yow mu nekk fierté parce que tey mbëggeel boo bëggee nit dañu ne mbëggeel dëgg du dañ xam nga tey ñu ne mbëggeel bëgg nit bëgg du dañ waaw lu dañ rek xamoon ni kon mbëggeel amu fa loolu moo tax am na loo xam ne tey da nga ko ku la bëgg du tricher quoi du tricher munu ñàkk munu nekk sax man noonu laa doon joué noonu laa doon duggee si terrain nag même bu may joué équipe nationale di yëkkati affaire di wañ sama tubéy bi fii loolu yëpp affaire nawetaan kakk fii génn fii xam nga rek nawetaan des fois ku nekk ak sa style ngay ñëwee non dafa leer parce que tey da nga ñëw xam nga tey ku nekk ak sa génération bu nekk comme ñu suñu génération comme gars yi dañuy gis ay Sadio ay Gana ay Cheikhou keneen ak keneen tey ñu nekkoon suñu benn génération ok ñii gis El Hadji ñii di ten ñii gis Henri Camara sol numéro 7 wala carrément gars yi dugal ñu ne non tey buñ dugal dañuy fecc ndax lan tey Henri Camara bu duggee daa fecc génn na fecc bu bees tey jalgati suba bu génnee xam nga wàcc suuf yi yéegaat façon bu nekk gën a gis quoi xam nga ñu nekk tey ay xam nga benn xale bu ndaw gis ku loo xam ne carrément ngeen lii de man suba lii laa bëgg a nekk man de suba de bëgg naa nekk carrément kii fu mu nekk quoi koo xam ne carrément mooy say idole carrément koo xam ne moom moo lay ref loo quoi moom moo lay bëgg tey nga ñëw tey koo giwee Henri Camara fël kenn xamul fu nga jógee dañ jékki-jékki rek gis la nga ne paf explosé kenn comprendre dara loolu gëm-gëm rek la comme li nga wax léegi rek gëm-gëm xam nga boo demee Europe benn instant nii yow da lay leer ni yow egg nga Europe amatoo droit delluwaat fi nga jógee parce que fi nga jógee xam nga nu mu méttee. parce que lépp lu ñuy def rek ngay def ñu bu ñu dem si école de football wala ñuy def leneen wala ñuy football dañuy dugal la ñun ak bu ñu dugalee tey lii la ñuy def wala kii ne man maay sol numéro 7 kii ne man maay sol numéro 10 kii ne man maay sol numéro 11 xam nga carrément mais man 7 bi doo laal 7 bi kenn du laal xaaral moo la benn affaire xaaral. lii sama album la lii bu may nekk Sénégal boobu dara xewagul mais am na lu ma mën a war mais am na yoo xam ne du ma kon gars yi nag mooy loolu. non foog nga woon ko gars yi nag def ko pour man wala da nga koy kaaw. non bi loolu la bi 2006 dama koy kaaw. dama koy kaaw quoi parce que gars yi dañu gaaw après gars yi dina koy kaañoo. bi ay say yëgoo la quoi album ay say yëgoo maa nekk nii quoi. tekk laay def moo tax doole mu gis lu bëri man je préfère may toog di joxe sama conseil mais bëgguma di ñëw di jege parce que dafa am ni gars yi di xalaatee. loolu ngay daw quoi moo tax man loolu lay daw mais du dara nag loolu rek lay daw parce que man bi mu si tool dama am ay affaires yu ma doon gis ci yenn anciens yi donc man tamit. bon bu ñu doon ñëw. voilà bu ñu doon ñëw dafa am lu mu mën a def donc man damay jàpp ni man tamit bu ma ñëwee noonu lay demee donc. am na yoo xamante ne bon peut-être un jour viendra dinaa jaar mais bu toll nii moom samay conseil mooy nii rek di leen jox di la woo wala bon de temps en temps journaliste bi ma posé question moom ma répondre wax bu rafet booy di ko dégg parce que tey bu ma doon saaga su ma leen doon saaga tey xam nga du ma am fit naan maa ngi ñëw taxaw yow laay man sama ngor mayuma loolu sax yàlla dafa def bu ma génnee wax bu rafet rek laay wax. ci équipe nationale gars yi piégé nañ ma wax nañ lu ne mais lu rafet rek laay seede. parce que xam naa lu tax may def loolu. parce que suba su ma dajoon ak yow wala ma daje ak Gana wala ma daje ak Sadio mu nuyu ma si loxo dina ma xoolee ay bët yow grand yi yaa ma daggaloon ba pare bëgg ñëw taxaw sama kanam. waaw c'est vrai. non man loolu laay man dama am man booy taxaw la fii laa juddoo bon xam naa nu muy demee xam naa ni gars yi di xalaatee quoi. est-ce que c'était carrément réel quoi luñ dem dégg luñ dem gis quoi parce que ñun dañ ko dem gis nga ñuy ànd xam nga ñuy def lu nekk comme ak Gana tey nu ñu mel quoi. waaw est-ce que yéen dañu ko dem dund quoi yéen dañu ko dund ba léegi yéen koy dund ba léegi. man a boobu lu ñu doon dund je pense que yow Gana sax dund lañ parce que yow Gana da ngeen xamante biir équipe nationale. waaw dëgg la man ak boobu ñi ngi xamante Jaraaf j'avais 17 ans. te xoolal mi ñu xamante xam nga d'habitude Jaraaf dañuy faral di def ay test. saison balaa mi commencé. bon anciens yi ñoom après la ñu ñëw quoi. et man bi ma ñëwee di seetaan test junior Jaraaf ma gis Bouba te jamono jooju numéro 10 la doon joué. moom numéro 10 la doon joué quoi. moom 10 la doon joué mais mu am technique boo xamante ne comme Zidane laa ko doon xoolee quoi. mu ne booy mun na fubal
si suba si ma yeew dem sama gars yi jëppal leen booy yi ma fekk fa la ñuy def test boo leen ñëwul di ngeen ñàkk seen place xam nga booy capsier rek. dëgg la non booy ñun ay boss la ñun duñu kii mais li ma lay wax noonu man dama yeew dem entraîner man ak benn copain bi ñuy wax Tra bi ay ñun ñoo si ñun nañu téye mais ñeneen ñëpp dañ leen écarté tellement que talent bi ñoom buuba amoon ak yeneen gars yi yoo xam ne damay fàtte sax seen tur buuba daal noonu la affaire bi ñëwee sama diggante ak moom après ñuy dem ba ma jël ko teg ko sama wet xam nga teg ko sama gars ñoo doon bokk lal yu ndaw yi nii dañ ko doon collé man ak moom nii. ah après nga jàngal ko fecc nag yaa ko jàngal fecc. jàngal ko fecc lépp maa ko jàngal parce que moom dafa yar woon trop dafa du wax bi du leen wax du leen moom bu gisoon nit sax day ñàkk. mais ñu ngi ko dooleem bi il faut mu yaru. ah waaye yow non mais suñu jaar man ak moom ba si équipe nationale ba ni muy duggee équipe nationale lépp si man la jóge ba nu muy demee Europe lépp si man la jóge parce que man bi ma demee dama gis sama coach ma ne ko kii sama numéro 10 bi dama bëgg nga andi ko noonu la ñëwee comme album ni nga ma wanee album noonu laa ko wanee album ma ne ko kii laa bëgg nga andi si équipe noonu lañu ñafe gars yi ñafe bëgg ñëw bu muy dugg équipe nationale tam c'était pareil Bruno Metsu dañu bokkoon voyage di ñëw Dakar noonu laa ko présenté Bruno gis ko woo ko si benn match noonu la duggee après takk donc di nga moo tax ma ne xarit dafa am xarit ak xarit tu vois mais nag dañ dem ba benn instant nag seetaane dugg suñu diggante damay wax li am seetaane dugg suñu diggante bon après bon ku nekk def sa life quoi mais ba tey sama gars laa koy jàppee ba léegi sama doomu ndey élage ma ko jox samay moom ay bitom yu bëri moom ko jox te bi mu ko waxee yàggul sax y a même pas une semaine mu ngi ko bind si benn jour mais tey bu ñu toogee man ak moom bu ñu xoolante dañuy am na ñu métti parce que xam nañ ni seetaane yi même biir joueur yi sax day am seetaane. mais loolu dafa doy waar nag loolu dafa doy waar boy dafa doy waar. mais loolu garaaw na de tu man lu si gën a garaaw affaire boobu ñu ngi noonu ñun di ko fay parce que tey dañu ñëwoon tey saa bu ñu ñëwee génération bu ñu ñëwee rek dañuy jékki-jékki ne équipe nationale bu demee si kaw rek tey équipe moo ñëpp bu ñu nekkee benn moom moo tax ñu dem fenn. mais tout le temps loolu ñuy jéem a xeex parce que loolu bu ñu ko jéemu xeex rek benn fight mu ngi fay jéem am dëgg la on est 23 ñun ñëpp bokk ñu jikko. ñun ñëpp mënuñu buggante comme waaye nu ñu nekkee ay meilleurs amis c'est vrai. mais ñun ñëpp am na benn objectif lañu am dañu nekk en mission boo xam ne tey jéem a yëkkati Sénégal lu mu gën a soree. mais problème bi maam ñoo xam ne tey dañu nekk à gauche maam ñoo xam ne dañu nekk à droite ñu ne non lii du fi am. tey ñu ne ok Papis Kouyaté moo fi nekk ak Gana Gueye ñu ne ok kaal ñu jéem a jaxase leen. mais loolu moo xam sax mais tey am na boo xam ne boo ko menul rek am na noo xam ne boo ko menul rek da ngay gëm lu ñuy wax. si boo teewul man su ma teewul woon façon bêtise bu ne dinaa ko def biir équipe nationale da ngay toog ak sa coach nga laaj ko kan mooy Henry moom mu wax mun nga wax si man ma dégg la yaa ngi wax si man ma ne teg comme ndox du ma wax parce que xam naa ne li ngay wax si man amul mais bés dina ñëw nga ñëwaat yow sa bopp ñëwaat si man baalu parce que man xam nga rek bu mu si toll man dama jàppoon ni ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy xeex quoi man noonu laa ko doon jàppee man dama leen est-ce que ñi ngi xalaat quoi ñun benn affaire moo ñu tax a jóg mooy équipe nationale. gars yi di si réalité pour gën a siiw man yooyu nekkul woon sama bopp. am na lu gën a important de. li gën a am important mooy la ñu réalité si ñun équipe nationale tey ñu ngi ni gagné ñu dara te mënoon nañu gagné ñun mënoon nañu gagné. amoon nañu talent bi amoon nañu ay joueurs yi mënoon nañu gagné. c'est sûr te tey man conseil bu mu leen jox loolaa leen bëgg a jox bu leen naan kenn dugg seen diggante surtout yoon idi tey ni ngeen mel nii mu leen dem ba ay tuddante ay doom te yéen bu leen nangu kenn dugg seen diggante parce que yéen génération bii nii bu rombee waaye pour ñu demaat final wala jël coupe dina metti de te tey nii Afrique yéen a fi teg tànk ñun ni ñuy rëccoo def nañu lu ne pour Sénégal nag lu ne def nañ dem nañu ba jeex mais coupe bi moo ñu manqué woon léegi yéen nag bu dee da ngeen bëgg bokk si ñii di rëccu ah ça dépend si yéen de mais man lenn rek mun mooy conseiller
conseil bu mu leen jox mooy da leen chaque fois bu leen xaar sax di ñëw Sénégal fii pour ngeen daje da leen daje de temps en temps ngeen di waxtaan xam nga. du waxtaan même boo waxul sax affaire football mais daje bi dafa am solo parce que ñun dañ ko doon def duñ ko doon def par peut-être si mois bi dañ ko def benn yoon wala ñaari yoon daje Paris reer xam nga mooy loolu. waaw 2002 laa dem Coupe d'Afrique bi. Coupe d'Afrique bi la Coupe d'Afrique 2000 moo njëkk a nekk sama Coupe d'Afrique te xoolal rek par hasard nii bon de Coupe d'Afrique bu 98 laa toog di ko seetaan. 2000 man ma dem Coupe d'Afrique. su nga affaire yi des fois non 2000 maa ngi toog di même coupe du monde bi ñuy dem 98 man maa ngi supporter Brésil parce que man dama bëgg brésilien yi mais France tam dama leen doon supporter. boobu France laa doon supporter sama jiw boobu France maa ngi woon France laa faral boobu. man dama doon supporter Brésil di supporter France mais bi ñu dajee final nag mais France laa bëggoon ñu gagné comme mosuñu ko gagné quoi. si mais Brésil bu doon gagné man ak sama benn copain ay copain dañuy jël tama jël ay. jëmbe génn di jubilé yaa ngi imaginer loolu di jubilé 4 ans après yooyu 4 ans après yooyu yaa dem 4 ans bi kay boobu amul woon boobu dootu am non boobu dootu am non mais waxuma la yàlla rek moo mën 4 ans après yaa ngi ko waxuma la contre Suède contre Suède nga jékki-jékki dugal bii en or boo xam ne amul tout un peuple instant boobu bopp yi métti yëpp am na fi instant boobu man dama xam man yow mi dugal bii yow instant boobu lan nga doon sentir quoi lan nga doon sentir parce que ñun déjà on était fiers mais yow lan nga doon sentir déjà instant boobu noonu. boobu soit bu garaaw la boy. mooy dama am fu ma jógee fu sore balaa may egg si Sénégal Suède dama am fu sore fu ma jógee. allahu akbar. histoire la quoi dama am feneen fu ma jógee parce que maa ngi seetlu bi ma dugalee maa ngi daw. mais man ba léegi nii man pour man maa ngi biir amitié maa ngi jëloon nga tourné parce que ñun chaque avant match rek day nekk suñuy nekk dafa mel ni yàlla daf ñu beraloon loxo ba nga xamante lu ñu wax loolay am même veyu France Sénégal dañu toog nii ak Pape Thiaw def naa ak Pape Malick ñuy wax ma ne ko booy boo dugalee da ngay si mi sa mayo sànni ko suuf gars yi wër ñu def ni loolu am Sénégal Suède ma ne ko bu ñu dugalee pecc bi la ñuy def loolu am mais affaire bu garaaw chaque fois noonu lay demee. mais bii en or mais bii en or ba ñuy kii. non bii en or da amul woon parce que boobu si instant yi xaw ma woon sax fan laa jëm. waaw boobu laa maa ngi doon daw rek boobu moom xaw ma après dañuy fecc quoi xam nga rek temps jalgati. non mais lu nekk moom moo woon non kay lu nekk moo amoon quoi lu nekk. dem ba jeex boobu noonu. dëgg la. esprit nawetaan boobu noonu. moo tax waa ji ne la yow la. dëgg la tey nag moo wax la ko direct nga dégg. dëgg la. moom man ak moom ñoo toog donc moo wax la lan moo tax mu jox la loolu. jox la ko par hasard. dafa am lu mu gis si yow. donc bu leen benn nit boole. non mënul nekk sax. voilà bu leen kenn boole ak sa moromu joueur yi. bu nangu benn séddane ñëw di leen boole di leen jaxase yéen ak coach jamais bu leen ko nangu. mënul nekk sax. loolu moo tax foofu moom loolu bu amoon mais yàlla moo ko tax parce que yaa moment ñun demoon nañu ba ne carrément yaa moment que y avait des fortes chances tey nga jékki-jékki ñëw football ak ñun. parce que am na benn temps yow mënoon nga ñëw carrément jékki-jékki mënoon football ñëw terminer sa sélection parce que amoon na école ñun mën na am aari ñëw. ak mu jékki-jékki loolu amul xam nga tey mu doon déception suñu man si ñeneen ak ñeneen ñoo xam ñeneen ñoo xam ne bëggoon nañ ko mais man moom dama ko doon reede imagine toi nga jékki-jékki ok tey Henri Camara dafa nar a ñëw jouer carrément yow Henri Camara nga ñëw jouer bokk du terrain loolu c'était un plaisir. waaw c'était un plaisir mais comme que yàlla tudd loolu yàlla moo ko moom naa ne yàlla moo ko tudd rek mais. am na benn moment xam ne rêve nañ ko. li ngay wax ne lu am na waroon na am nag franchement waroon na am. parce que jotoon naa ci waxtaan ak Aliou mais après lu warul am rek man damay jàpp ne amul quoi jotul amul moo tax du mu si commentaire gars yi dañuy wax ba sonn wax nañ lu ne nag ma leen non bu si kenn wax lu warul am moom du am mais bon peut-être yàlla foofu la ko jaarale woon bu warul woon am. si loolu boobu non loolu. mais nag bu nga xam
bëgg naa nga xam ne bu waroon am mais affaire bu gaaw la waroon nekk. non mais non billah. entre man ak xala déglu ma de entre man ak yow lu ñu jotoon waxante ba pare lu ñu toogoon tracé la woon ba pare entre man ak yow lu waroon am foofu non affaire bu gaaw la. non parce que dafay doy waar man dama ne loolu dafa nonoon doy waar billah wallahi tallaay yàlla muti Mbàkke Mohamed ma yaakaar.